N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. mbiri Sweet Beauté massage yooyu nga xam ne nag ci la fitna ji tukkee woon daaw diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr déglu bi ñu leen di déglu nag di wéy tey jii nag Adji Sarr moomu la ñu woolu woon ak Ndeye Khady Ndiaye ñoom ñaar ñëpp war a toog doyen des juges toog kenn ku nekk li nga waxoon nga delluwaat ca wala nga dellu ci gannaaw loolee nag bi mu amee ci wuy ji bi Adji Sarr moom jigéen ñi nga xam ne dañoo maandu woon ci ay mbiram nag tàmbali nañoo jóg dem di ko jàppale ji ci wuy ji bi tey ji tribunal Anna Rocha. boori 11h le ñi juge bi convoqué tey jii ci tribunalu Ndakaaru tàmbalee confrontation bi waaye tey jii nag wute na ak audition bu njëkk bi amoon daaw Adji Sarr mi nga xamante ne mooy tuumal Ousmane Sonko jëm ci wàllu sàkku daal di doxantu ci mbedd tribunal bi ànd ak kenn ci ay avocat am di maître El Hadj Diouf mu ngi sol jëlaaba bu weex def si ay dàll compensé nëbbul kanam gi noonee Adji Sarr daal di dem daje ak jigéen ñi nga xamante ne ñoo ko ñëw jàppale si ci bisu tey ji bokk na ci activiste bi di Gabrielle Kane waaye itam yeneen jigéen yu bokk ci CODAS di collectif pour la défense de Adji Sarr te kii di Françoise Hélène Gaye jiite ko ci yeneen xibaar ñuy taataan bile yoon itam ñenn ci ay mbokkam ñëw nañ teewlu bis bi bokk na ci waajuram bu góor rakkam bu góor ak ñenn ci ay bàjjenam bile yoon itam daal dina yëkkati ay kàddu jëm ci wàllu taskatu xibaar yi nee na leen justice nangu naa ab àtte laata mu dugg ci biir tribunalu Ndakaaru jaarale ko ci porte principale bi ba tey ci ay xibaar yu ñu taataan Adji Sarr dina jàkkaarloo ak ki newoon patronam ci salon Sweet Beauté di Ndeye Khady Ndiaye waaye itam ak borom këru soxna soosu. ba léegi nag mi ngi wéy des na ci dellusiwaat ak xibaar yi mu jóg ndaw la fa wutu foofee ca tribunal lam-laame amatul ci ndax astu soxna dañ ko négligé ba mu faatu wala déet ministre bi ci boppam rapport bi mu jot tey jii bi muy canoog taskatu xibaar yi nee na lu wér la dañ ko négligé moo weddi nag moom Abdoulaye Diouf Sarr jàngoro ji nga xam ne dañ doon wax ni jàngoro ju garaaw la joo xam ne ndaw si da koo amee woon ju tax nag mu mënoon koo yóbbu nag laami siin daan yi nag dina wéy di dal ci ñi nga xam ne nag ñoom ñoo yoroon liggéey bi te sàggane ko ba lii xew ci gannaaw bi ñu wàccee directeur bi ba noppi ministre bi doon ci janoog taskatu xibaar yi tey jii ci suba Abdou Diouf. faatuk astu soxna loxol doomi aadama génnu ca Abdoulaye Diouf Sarr mooy jëwriñ bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram. li mission bi conclure mooy que ne tolof-tolof bi ñu ngi ko seetlu si structure sanitaire bi si niñ ko effectivement jëlee si biir hôpital bi loolu nag si wàllu diagnostic bi lañ ko seet donc li ceytu bi des na mais aussi ñu seet ko si wàllu prise en charge bi ak surveillance bi donc ni ñu ko waroon surveiller ñu ko noonu mooy que ne gannaaw ndogalu yàlla nekk na loo xamante ne waroon nañ ko war a moytu. moom dem si yàlla si amul benn jàngoro ju am daayo goo xam ne daanaloon na ko jëwriñ bi ñu dénk wàllu wér-gi-yaram di wax ni daañuy tegi daan. bu ngeen seetloo conseil des ministres bi ñu def démb jël na ndogal boobu pour dindi directeur hôpital bi képp koo xamante ne agent la da nga newoon si dispositif bi xamante ne moo doon toppatoo astu soxna hôpital bi dina xool seen mbir mën na dem jusqu'au licenciement parce que en vérité li ñu def dafa débouché si donc faat bakkan. Abdoulaye Diouf Sarr di rafetlu ca wet ga ñoo xam ne daañu def lépp ngir sauver ay bakkani doomi aadama te nekk ci bërëbu fajukaay yi. nekk na lu ñu regretté ñun ñëpp. du luy taaral suñu système. waane nag ñu noté ne système de santé bi ñu ngi def liggéey bu mucc ayib. renforcé nañ ko considérablement. ay jigéen ak ay góor ñoo xamante ne nekk ay agent de santé di liggéey boo xamante ne liggéey bu Sénégal yëpp rafetlu. terewul nag moom jëwriñ bi gis na ne am na ay jéego yoo am solo yoo xam ne war nañ ko def ngir gën a yëwanal paj mi ak paju mi ci biir bërëbu fajukaay yi. directeur hôpital bu bees bi foofee ca Sakhir Mbaye moom mi ñu fa tabb bees nag mbamb topp na ko ndax nee nañu lii tax ñu wàcce kii teg ko foofee lu ni mel daloon na ko ba muy nekk hôpitalu Pikine waaye ministre bi nee na nag booba moom yoonam nekku ci woon hôpitalu Dantec bi nga xam ne tey jii itam mbamb nañ ko bu baax a baax ci màggataay ak rafle lu bëri ministre bi ni dinañu ko defaraat ba mu bees peq liggéeykat yi Amadou Sakhir Mbaye foofee ca Louga hôpital ba ñoom nag nee nañu mbir mi wërta yem rek ci seen kaw ñu sacrifier leen bàyyi nag kilifa yi ci kaw ndax lu ci mënti am nag responsabilité partagée la ñu ni daan yi dafa war a àgg ba ci ministre de la santé dañ ko war a wàcce moom Abdoulaye Diouf Sarr intersyndical bi nag tey jii bi ñu xëyee lañ ci doon def conférence de presse Abraham Paul Pouy. intersyndical bu hôpital bi bëggatuñoo gis seen ministre bu yor wàllu wér-gi-yaram
liggéeykat yi nag lu ñu bëgg mooy ñu dàq Abdoulaye Diouf Sarr. Monsieur le président de la République la ñuy waxal. moom mi nga xam ne moo dàq suñu directeur. ki ñu war a dàq te mu waroon démissionner la boppam c'est le ministre kooku la ñu waroon dàq. suñu sukkandikoo ci liggéeykat yi nag ministre bi deful dara ngir régler jafe-jafe yi nga xam ne hôpital bi moo ngi koy dund te bindoon nañ sax ab rapport wax ci jafe-jafe yi teg ko ci kaw taabal bi te ba léegi dara. docteur Souleymane Douka tey maay porte-parole. amatuñu bloc opératoire waa chirurgie ñooñu héberger jox ñu ay salle bloc opératoire yoo xam ne adapté wul te sax dafa am lampe boo xam ne dañ koy pousse pour mën a gis mën a opérer. état dafa fonctionner si ñun 100 millions. waxuñu lu tax yëgaluñu ko. waa kër docteur yi nag ñu ne duñu nangutu benn yoon ñu leen di sacrifier. situation bi yëpp ñu xam fan la responsable bi nekk ci état ba ci ñun buñ ci war a daan ñu daan la mais duñu nangu ñun kese gàddu daan. liggéeykat yu am détermination nag te bëri lool ñoo ñëw daje ci kanamu jardin public bu hôpital bi ngir wuyu si te def seen assemblée. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification.